alors asalaamaaleykum mbokki Flamme TV asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum mbokki Afrique asalaamaaleykum mbokki Sénégal la woon fa woon rek ñu delloo buum ci mboy gi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp bu baax di leen respecter lool di leen jox cër ndax doomu aadama xalifa bi yàlla la ci kaw suuf kon dafay laaj ñu respecter trop doomu aadama jox ko cër bu mat sëkk di ko yàlla jox di ñëwaat du ñu wax deuxième partie ci wax sa xalaat bi ñu defoon par rapport à la situation de notre pays mais dañuy wax ni rek leneen lu yees li nga xamante ne nii dafa am tey ji ci wuyu ji goo xamante ne nii Barthélemy daf ko waroon a wuyu ji mu yees lool ci histoire politique gu Sénégal waaye mu yees lool ci xibaar moo tax xëy na ñuy àddu ngir ba tey rek weccoo ndax nag am réew buñ ci nekkee dafa baax ñuy weccoo dafa baax situation bu am ñu nekk di ko waxtaanee ngir lépp luñ ca naqari ñu mën caa wut ay solution waaye lépp luñ ca neex aussi ñu apprécier ko à sa juste valeur raison pour laquelle tey jii ñu gis ni am na mbir mu am moo xamante ne nii li ko incité d'abord la ñuy wut dañuy wut jéem a xam lan moo incité loolu à ce que muy wóy ba léegi et ñu yaakaar ne dina continuer wóy suba ak ginnaaw suba ñu am yaakaar ci suñu njort rek bu gàtt ak suñu analyse ne ay baat yoo xamante ne nii du côté de l'opposition comme ci côté pouvoir bi dañuy faral di ko utiliser muy baat boo xamante ne nii wala ay baat yoo xamante ne nii c'est un peu dangereux je dirais même c'est dangereux ci benn république bu mel ni tey jii nii république bu Sénégal nga xam ne dafa am ay valeur nga xam ne dafa am ay mag yu ñu war a rus nga xam ne tey dafa am ay aada ki cosaan yoo xamante ne nii moo ñu tënk ba mu ne suñoo def yenn yu bari ñu commencé di xëtt sart wala di xëtt aada yooyu ak cosaan yooyu noonu ba kersa amatul violence verbale di am violence physique di am et cetera et cetera alors man li ma mënta accepter li nga xamante ne nii moo ma jaaxal ba léegi jaaxal ma lool nag lool te vraiment ma bëgg ku ma ci mën a laaye biir mu laaye ma ci biir mooy comment se fait-il ak ci ban dëkk la ñu commencé di woo nit ne ko da ngaa war a wuy ji yoon muy dem di wuy ji yoon nga koy sàkkal itinéraire boo xamante ne nii ci lay jaar pour dem wuy ji yoon je pense que nekk na loo xamante ne nii vraiment lu ñaaw la nekk na lu soof nekk na lu doyadi nekk na loo xamante ne nii du len lu yabaate ngeen baal ma dama wàcc yeggaguma sax sama kër toog pour def vidéo bi parce que xam naa ne sonn naa bu ma yeggee damay sangu tëdd d'abord ñaata liggéeykat tey jii nii la ñu xañ ñu mën a œuvrer ci journée bi ni ñu war a œuvrer par rapport à des lacrymogènes par rapport ak tali yu ñu baare par rapport ak benn mesure de sécurité benn système sécuritaire boo xamante ne nii da ngay toog ba si yàgg nga ne est-ce que dëkk bi nekk ñu ci xaw ma je sais même pas le mot exact bi nga xamante ni moom laa ko war a attribuer mu mel ni ñu ne ci guerre tollu ñu ci guerre moi je parle ci ñaari camp yëpp laay wax côté opposition ak pouvoir côté opposition d'abord opposition bi man yéen laay waxal vraiment war ngeen ñëw dimbale ngeen may ñu jàmm je m'explique li tax opposition bi war ñoo may jàmm mooy mënuñu saa yu ñu jógee xëccu ñu tegu ci seen wet di leen xeexle
di leen sàmmale seen àq ak seen yelleef seen soi-disant àq ak yelleef xamuñu parce que li ñuy wax tey mën nañ ko wax suba li ñuy wax tey mën nañ ko widdi suba ay vaar ak yooyu yëpp opposition lijjantiwul loolu saa yu ñu jógee fàtt ñu ñëw taxal seen wet ñu gaañu ci ñu dee ci ñii ñu tëj leen kaso bu subaa ñu doxalee naka sudul noonu du ñu respecté. Alors il est temps que opposition bi di arrêté yenn violence verbale yi nga xamante ni mu ngi koy tenir dëkk bi du dëkku xeex du dëkku guerre du dëkku dóorante du dëkku màttante dëkk bi dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkku jàmm la dëkku dialogue la. Cheikhul Khadim Sidi Hadji Malick Maolana Cheikh Ibrahim Niass Bu Kunta Ndiassane Cheikh na Cheikh Sadibou Waxyart ñooñu mënuñoo tëdd ci suufu Sénégal ñu bëgg Sénégal def ko ñu bëgg jël Sénégal def ko dëkk boo xamante ni dëkku dóor ak fayu ak tooñ loolu mënul nekk is not possible. bu ma ñëwee ci côté nguur gi billahi wa rasuli bàyyi leen jaay doole gi ngeen nekkee depuis Mamadou Dia de nos jours mosu ñoo dund jaay doole bu toll ni bi ñu Macky Sall di jaay son excellence monsieur Macky Sall ak gouvernement amul. tracé na histoire am bu baax nag bind na histoire am bu baax nag ci démocratie Sénégal jërëjëf nii la ko bindee jaay doole toroxal nit ñi ñu xiif ñu mar ñu sonn ñu tumuranke dëkk bu ñu dem immigré fa mu yàqal ñu fa ba ñibbisi nii la bindee histoire am nga gàcce ngalaama ak jaaraama Seydi Sall ak jaaraama ko mbaɗɗa ko fof feewi mujji mieux que ça di jaxase ay ethnie Sénégal mosuñu am problème mu ethnie te yàlla bu ñu ko am mais lii ma seen muy ñëw bu muytul dinañu jaxase ay ethnie pël dootul bëggati joolaa joolaa dootul bëggati olof olof dootul bëggati pël te mosuñoo am problème boobu noonu dañoo mos a déggoo mos a bëggante mos a soppante dynamique bu naas di dox ci suñu diggante lillahi wa rasuli dama la koy ñaan ci jëmmi Seydina Mohamed ay waay président Macky Sall bu ñu ko yàqal yaa ngi ñu koy yàqal pouvoir opposition s'il vous plaît arrêtez leen jot na pour ngeen arrêter jot na dafa jot fàtt ngeen ñu ka ngeen xam ko ak ngeen ñàkk ko xam fàtt ngeen ñu su ngeen namee xeex da ngeen di dem ba place Leclerc xam nga place Leclerc ginnaaw palais de justice da ngeen dem foofu noonu ngeen créé benn cercle njiitu pouvoir ak njiitu opposition bi ñu dajaloo ku ne def kilote flottant ngeen def loxo ngeen raak ba doyal ngeen yéegaat ci seen i oto yi nga xamante ni ay milliards lay jar ak ay millions ñun amuñu ko lu ñu lekk leen tal ñaata marchand ambulant tey jii nii ñoo toog liggéeyuñu à cause de vous ngeen yaakaar ne ak boobu noonu dañ leen ko jégal non mais duñ leen ko jégal duñ leen ko mos a jégal bala maa dee ñuy insinuer ay mois de mars muy côté opposition du côté pouvoir du côté population amul kenn ku ci gagné kenn je dis bien kenn gagné wu ci ñoom ñaar population bu Sénégal ñoom ñoo ci c'est-à-dire ñoom ñoo ci perte population bu Sénégal ñoo ci perte seeni doom yëpp ñu ngi bitim réew di jàng di œuvre nu mu leen neexee après ñun ñooy agneau du sacrifice bi mais lu tax ñun bëgg ñoo sacrifier lu tax jeunesse su Sénégal mënuñoo yeewu ñu xam ni ces politiciens ils nous utilisent dañuy utiliser juste à leur propre fin ils sont tellement
tellement excessivement assoiffés de pouvoir que mënuñu contrôler mënuñu xam ne ñun dañu am un avenir très important. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Gars yi dëkk bi du moomeelu kenn, réew mi du moomeelu kenn. nañu bàyyi tooñ du galaat, nañu bàyyi di woote violence. fitna ku ko yee di nga ci jiitu di nga ci mujj. nañu bàyyi di woo ndaw ñi ci loo xam ci ni du dëgg du yoon, di leen sacrifier di leen jiital. mais encore une fois de plus, pouvoir le président Macky Sall kese laa ciy tudd. sa gars bi nga xamante ni moo demoon barki demoo jaay Ziguinchor moom di fa tenir ay propos, kooku moom waxuma ay waxam. il se fout complètement de nous, parce que nekk ci pouvoir moo ko may fit boobu noonu. bu looloon ci pouvoir du am fit boobu noonu. te kooku tey il doit être convoqué bu ñu ko tegee ci yoon, parce que loi am na lu mu wax ci loolu. par rapport à ses propos, loi am na lu mu ci wax. kon fi mu nekk moo tax duñ ko woo. c'est bien, nice na trop. yal nañu yàlla suturaal, yal nañu yàlla sàmm, yal nañu yàlla aar, yal nañu yàlla sigil, yal nañu yàlla sagal, yal nañu yàlla suturaal. Son Excellence monsieur Macky Sall, j'ai un dernier message pour toi. J'ai un dernier message pour toi. lillahi wa rasul. su fekkee jullit nga di wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam, ngir yàlla ak yonent bi, ngir yàlla ak yonent bi xoolaatal sa réew. sa at yi la dese jéem ñu cee defal dara, parce que yéeroo ma defaloon dara. amul loo ñu defal, amul njëriñ loo ñu. kon ngir yàlla ak yonent bi lii la dese kës néew jéem cee bind sax au moins, même bu dee 3 lignes la ci benn page, comme yow TP travaux pratiques nga jël fi mu nii utiliser ko ba mu des benn page, au moins jël ci 3 lignes nga bind ko lu rafet. c'est super important, au moins ñu mun la fàttaliku. wala yow bëggoo ñu fàttaliku la, sa yoon nawul ci loolu pour ñu fàttaliku la wala d'accord, loolu laa xamul woon. kon sa yoon nawu ci quoi. ok, Ousmane Sonko, Barthélémy, monsieur Sall, Khalifa, président Bougane Gueye et toute l'opposition, ngir yàlla ak yonent bi yéen itam may leen ñu jàmm ak salaam, may leen ñu jàmm ak salaam ci seen kàddu yooyu noonu ngeen di tenir nan dama ku ñu dóor ñu fa yokk ñu nangam. tey leen yooyu, dafa ñu ngeen di cuq ñoo xam te ne buñ jugee réew mi tàkk, te loolu du seen wareef. ngeen yaakaar ne yéen ñaari côté yëpp bu ngeen doxalee nii ñun dinañ am yaakaar ci yéen. opposition yéen bu ngeen doxalee nii ñun duñu am yaakaar ci yéen, parce que dañuy jàpp ne bu ngeen toogee tamit nii ngeen ñu jaayee doole. pouvoir bu fekkee nii lay doxalee ak opposition, attention, dañuy jàpp ni mais mooy loolu ah. donc ressaisissez-vous, da ngeen di faatu yàllaawu mu yéex mu gaaw nga dem fekk suñu borom. mu war leen a laaj lu bëri par rapport ak ay ndombol tànk, par rapport ak ay responsabilités yu mu leen dénk. faites attention, faites très attention. du ñu nag yéen, mais yéen ak seen borom. te loolu du ay julli yu bëri ak ay wérdu yu bëri mooy effacer loolu. non. boo nga dem Màkka 1000 fois dérangé wul suñu borom, du tee moo laaj la responsabilité bi nga xam te ni moom nga yoroon. yàlla ñu yàlla sàmm, yàlla ñu yàlla sàmm, yàlla ñu yàlla aar, yàlla ñu yàlla sigil, yàlla ñu yàlla sagal, yàlla ñu yàlla suturaal. mais élection municipale rek bu mel nii, xam nga élection présidentielle nan la war a mel. da ngeen di tiital nit ñi, da ngeen di yóbbu fitu nit ñi, da ngeen di tax nit ñi dootuñ bëgg a nekk sénégalais. sonal ngeen ñu torop.